Salut amis internautes de VIPpeople.net di am mbégte contentement comme niñ ko tàmm di waxee saay su ne di leen dalal seen biir site bi ngeen taamu di VIP info ak VIPpeople.net tey nag seen émission 100% people tey dañ koy tàmbaleek tiis ak naqar li ni mel mu nga xewee fële ca Linguère ci dëkk bu ñuy naan Dodji nag en cas de noyade moo fa am benn xale bu góor bu am 19 ans moo di daal di lab ci biir dex bi mu labee ci biir dex bi nag boobu ba léegi personnel de santé bi ñu ngi fa waa village bi tamit ñu ngi fa mais kenn mënu ko génnee ndax dex bi dafa xóot waaye tamit li ñu gën a mettit lu gën ko naqarlu mooy malgré que ne dex bi xóot na xale bu góor bi mënuñu ko génne waaye tamit woo nañu secours yi boobu ba tey gisuñu kenn yegsiwul kenn ñëwul jàppale si leen du sapeur pompier du dara ñu nekk nag ci njàkkare gu métti ndax nee naa la koor boobu ba fi may wax ak yow génneeguñu ko ci ndox boobu nga xam ne mu ngi ci biir ndax ñu ngi xaar secours yi. waaw gannaaw bu ñu jógee ci naqar googu nga xam ne moom moo xewee fële ca village bu ñu naan Dodji nekk ca Linguère dañuy ñëw nag dugg ci bànneex carnet rose la ñuy wax pour ñi nga xam ne mooy suñu ñaari célébrité yooyu kenn kii di Oumou Provocation moom it marié wu na lundi bi nga xam ne moom la ñu génn mu ngi marié wu tamit mu nekk xaritu célébrité yu bari Oumou Provocation waaye tamit di jet-setteuse bu mag ci biir loolu takk jàkk boobu tamit ràññee nañ ci ay jet-setteuses yu bari yi nga xam ne ñëwoon nañ fa teewee ko lu ci mel ni Collé Faye ak ay consoeurs yi nga xam ne ñoom ñooy faral di nekk saay su ne buñ jógee ci loolu dañuy dem nag ci suñu international boobu di Idrissa Gana Gueye moom it daal dina njënte kooku di deuxième doomam muy tamit lu neex loo xam ne dund nañ ko ci biir semaine. Accusé d'avoir brisé le mariage de Mandiaye Seck Soumboulou brise le silence muy lu doy waar loo xam ne tamit fan yi démb ak tey yaakaar naa ne mooy def buzz du net muy mariage boobu nga xam ne bi mu amee léegi ñeenti weer la di Mandiaye Seck artiste bu mag boobu di doom ci Ousmane Seck moom it bi mu takkee jabar ñeenti weer la am waaye tamit dañoo for ci wéew bay démb ne dafa nekk di divorcer ak jabaram parce que jabar ji dafa gis message yu doy waar ay audio WhatsApp boo xam ne Mandiaye la ci diggante Mandiaye Seck la ak actrice bu mag boobu di Soumboulou Bathily démb ba léegi nag coow li bari na Soumboulou nag brisé na le silence ndax bi mu xëyee moom it def na ay éclaircissement nee na loolu fake news la amul te mosu ko xalaat sax nee na li ko metti mooy lan moo tax sénégalais yi duñu xalaat mu ko lu baax ci moom di ko teg ci deram ndax nee na moom Mandiaye weesu nañu ay frère et sœur doomu ndeyam la xaritam la confident am la léppam la donc bañ na ko ba mariage am gis nañ taxawaay bi nga xam ne moom Soumboulou taxawee na ko kooku di frère am ak di góoram nee na sénégalais yi ba yàq der ndax loolu ñu wax lépp ay manigance la dara amu ci. Kawteef dëkk bi tas na voici un nouveau audio qui fait le buzz mu nekk lu doy waar ndax jamono ji chaque jour li ci WhatsApp bi ñu ciy gis ay kawteef yu dul jeex bii nag yaakaar naa bokk na ci nga gën a xam ne ñoo gën a doy waar lu war a li ni mel mooy ko ne benn xale bu jigéen bu jëkkëram daal di tromperie bi nag ni mu demee mooy que ne jëkkër ji avant mu ko doon takk dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne mu ngi doon génn ak moom ñu daan sekk lu ne bay sekk li nga xam ne mooy sëy muy rapport sexuel biñ ko daan sekk nag booba xale bu góor bi amagul woon jabar xale bu jigéen boobu tamit amagul woon jëkkër ñu nekk ci nekkal ko ba xale bu góor bi daal dem takk femme bi nga xam ne moom moo génne audio yi moom moo joxe confidence bi mu ko takkee nag yàggul dara xale bu jigéen boobu nga xam ne moom la bàyyi woon dem takki keneen kooku tamit daal di am jëkkër ci diggante bi waaye tamit bi mu amee jëkkër taxul ñu bàyyante ñoom ñaar di gisante ñu ngi doon continuer di gisante saay su ne di sekk lañ doon sekk ku ci nekk avant nga doon marié wu mu nekk lu doy waar waaye xale bu góor bi moom it jabar ji nee na dafa remarqué à chaque fois jëkkër ji buy wax téléphone day daw làqatu wax ba pare génn un jour mu daal di jël téléphone jëkkër ji na xam na code bi daal di ci dugg ci WhatsApp am bi mu ci duggee mu dégg waxtaan bi nga xam ne jëkkëram mu ngi ko doon sekk gelam bu njëkk boobu nga xam ne moom it tamit am na jëkkër
jamono ji mu ngi ko jëkkër ji mu ngi ko naan li neex ci man yow yaa ma koy jox sentiruma sama jabar duma sentir lu neex ci moom kooku tamit ne ko man mënatuñu daje ci auberge yi ndax léegi dama am jëkkër donc essayel nga louer benn kër wala benn néeg nga def ma signe ma ñëw foofu discrètement mu nekk loo xam ne jabar ji moom it méttitlu na ko bi mu ko méttitluwee mu daal di jël numéro ndaw si daal di wax ak moom changé voix beeg yépp waxtaan ak moom ne ko man danga ma neex waaye dama la bëgg a may sama benn frère ndaw soosu nga xam ne am na jëkkër jabaru waa ji nga xam ne moom la ko sekkaloon moo ko piégé daal di ko wax loolu bi mu ko waxee loolu nag ndaw si daal di ko tontu ne ko amul benn problème heure boo paree rek man pare naa envoyé mu photo sa frère wax ko sans gêne ni rien du tout ci koo xam ne xamoo ko xamula c'est la première fois mu lay woo muy lu doy waar jamono ji saay su ne bu ñu xëyee di dégg kawteef boo xam ne moo gën a rëy beneen donc mu nekk loo xam ne jamono ji kooku di sëy ci këram boobu naqarlu na ko waaye tamit yemul foofu ak ndaw si yaakaar naa ne fi ñu mujjee nag boo leen duggee seen biir site bii di vippeople.net di ngeen mujjee gis ñaari femmes yooyu fan lañ mujjee. bu ñu jógee ci loolu ñu ñëwaat ci beneen kawteef nag kenn ompalewul ne démb la ñu tàmbalee épreuve yi nga xam ne moom mooy baccalauréat waaye tamit kawteef yi bari nañ ci bi ci njëkk mooy que ni jàpp nañu ñaari élèves yi nga xam ne ñoom ñoo doon tricher ci épreuve histoire géographie yooyu nga xam ne moom lañ doon amal kenn ki mu nga nekk fële ca Thiès keneen ki fii ci Dakar lañ leen jàppee kenn ki nag ñu ngi ko jàppee moom it dafa photocopier ay leçon géographie am ci biir téléphone am daal di ko denc nga xam ne bu ñu joxee épreuve yi mu mën di génnee téléphone am di daal di recopier li nga xam ne mooy li ni mel keneen ki moom it dafa bind ay épreuve am def ko ci sol benn grand boubou bu rëy daal di ko ci dugal la xam naa yaakaaroon na ne kenn du ko vérifier ndax grand boubou bi ni mu toll malheureusement pour lui jàpp nañ leen ba démasqué leen muy loo xam ne lu metti la lu doy waar waaye tamit ba tey ci épreuve baccalauréat yi yemuñu ci kawteef boobu ñu ñëwaat ci beneen kawteef boo xam ne mu nga xewee fële ca Pikine Est bureau centre d'examen boobu nga xam ne moom mooy Pikine Est bi fa nekkoon moom la ñu cambriolé bureau principal boobu nga xam ne foofu lañ dencoon épreuve baccalauréat yi nga xam ne moom la ñu war a amal mais alhamdulilah y a plus de peur que de mal mooy que ni jéem nañ ko cambriolé mais heureusement pour principal bi que professeur yi nga xam ne ñoo fa nekk épreuve yooyu jotuñu leen gis jotuñu leen jot muy lu doy waar ndax yaakaar naa ne baccalauréat boo fa naree dem war a tricher wala nga dem di cambrioler bureau bi te xam ne sa xam-xam yeggu fa yaakaar naa nga toog sa kër waajal beneen année moo gën li ni mel. ba tey ñu ñëwaat ci beneen kawteef boo xam ne jamono ji tamit lëmbee na réseaux sociaux yi muy célèbre Mara boobu di jantal Mara ñu gën ko xam ci Diabou Seck nag finalement condamné nañu ko li waral condamnation boobu ñu ñëwaat tuuti rek delluwaat ginnaaw wax ne dafa amoon nag benn problème ak benn femme bi nekk aux États-Unis tudd Abis Dia nag lan moo ko jotale woon nag Mara boobu ñu wooyee jantal Mara nga xam ne artistes yëpp way nañ ko moom nag jantal Mara daf ko proposé woon bague magique nag mooy bague yoo xam ne boo ko takkee lépp looy lijjanti da nga koy am waaye tamit lépp loo munti wutit day nekk xaalis bu weex tàll ngay lijjanti moom ngay am moom nag fu mu mujjeeg moom dafa njëkk a laajte Abidja 275 000 Abidja daal di ko envoyé ñu toog quelque temps Abidja mu daal di ko jantal Mara moom woowaat Abidja ma nekk ci Amérique daal di ko ne foog mu envoyé waat ko 3 300 000 yoo xam ne da ci génne ay sarax yoo xam ne gannaaw bu ñu defalee bague magique boobu ba pare sarax yi moo ciy topp pour maanaam xéewal gi gën a yokk millions yi bari waaye tamit lépp lu mu wax nga ni gongo Abi Diallo nag ba mu ko envoyé 3 300 000 yooyu noonu jantal Mara ci la ko Abi Diallo gëj a dégg gëj na ko dégg gëj na ko gis ndax fépp fu mu xamoon ne dëkk na fa jantal Mara daal di na fa toxu di wër appartement meublé bu nekk mu daal di fa dëkk waaye tamit dëkk jàpp nañ ko muy division des investigations criminelles ñoom it mujj nañu jàpp kooku di jantal Mara waaye biñ ko jàppee nag jamono ji finalement mujj nañ ko condamné 3 mois de prison waaye tamit daal di nañ ko amende 4 millions yoo xam ne moom la war a jox Abidja muy lu doy waar loo xam ne am nañ ko ci célèbre Mara boobu
waaw ba tey yemuñu ci loolu ndax Jantal Mara gannaaw bañ ko jàppee foofu ca division des investigations criminelles muy DIC moom it dafa defaat ay révélation yu garaaw mu daal di ci takkal animateur bu mag boobu ak animatrice bu mag boobu nga xam ne ñoom ñu ngi foofee ci 2STV muy Omaro ak Mbaye ndax nee na ñoom it jot nañu ci xaalis bi bokk nañu ci escroquerie bi nga xam ne moom lañ koy jàppee foofu ba tax ñu condamné ko 3 mois muy lu doy waar nag yaakaar naa lu waral li ni mel ba mu tudd turu ñaari célébrité yooyu boo leen duggee seen biir site bii di vippeople.net di ngeen gën a am détail yooyu. Abdou buñ jógee ci loolu dañuy ñëw ci li nga xam ne tamit waa population yi dëkk Bambey dañoo yeewu ci tiis ak naqar lu waral li ni mel mooy que ne ak de benn femme bu tudd Awa Diouf moom moo exécuté sa fille enceinte de 6 mois âgée de 19 ans. Awa Diouf nag lan la jotee ak doomam jooju nga xam ne dafa ëmboon de 6 mois nga xam ne mu ngi am at yi toll ci 19 ans liñ ci jotee nag mooy que ni doom ji dañ ko ëmbal biñ ko ëmbalee nag yaay ji daal di méttilu ko mu naqarlu ko ñu ciy xuloo nag ay fan ba li yàlla def malheureusement démb xale bi dugg ci douche bi yaay ji fekk ko foofu ñuy xuloo mu koy dóor daal di ko xoj asphyxié ko ba xale bu jigéen boobu daal di génn àdduna te mu ngi ëmboon ci juróom benn weer muy lu doy waar ndax waa Bambey dañ ko méttitlu Sénégalais yëpp méttitlu ko moom it na yëg Awa Diouf dafa dawoon boobu ba léegi ñu koy wër waaye alhamdulilah pour la justice sénégalaise daal di nañ ko jàppee ñu ngi ko jàppee nag fële ca Saly nga xam ne foofu la dawoon daal di dem làqatu muy lu doy waar di nekk tiis ak naqar gu métti. Inondation à Cambérène, Assane a perdu la vie dans l'effondrement d'un mur mu nekk loo xam ne doy na waar waa population Cambérène ci tiis ak naqar gu métti la ñu yeewoo tey muy lu doy waar ndax inondation bi daan na def dégâts waaye tamit defatina dégâts bu rëy ndax koo xam ne taw bi moo tax miiru këram daal di daanu ci kawam ba mu ñàkk bakkanam ci xale bu góor bu muskalafe mu nekk loo xam ne doy na waar waa Cambérène nag ñu ngi jooy bi mooy inondation bi mu ngi def ravage ci dëkk boobu mu ngi def ay dégâts ci dëkk boobu rawatina nag dee bi nga xam ne moom la ñu xëyee tey muy lu metti tiis yal na ko yàlla yërëm. waaw Abdou ñu jeexalee ko ci bànneex ci ki nga xam ne ci moom la ñu jëm si muy Abdoul Ndiaye di doom ci El Hadj Ndiaye moom mi nga xam ne moom lii di télé bu mag boobu di 2STV ñu ne récemment nommé DG de la 2STV voici le premier geste fait d'Abdoul Ndiaye muy lu doy waar ndax moom nag daal dina may oto kooku nga xam ne moom mooy animatrice bu bees boobu nekk ci 2STV di Ndumbe Ndiaye di comédienne waaye tamit di actrice ci série yu bari muy lu doy waar ndax nee naa la geste bu rafet a ngi noonu gannaaw bañ ko nommé tout récemment le nouveau DG de la 2STV di ko félicité bu baax di ko wax ne fi mu commencé noonu la yal na yéen bi daal di oyof ci moom. Merci beaucoup, c'était votre émission 100% People li lañ leen indiloon moo xewoon ci semaine bi di am mbégte ak contentement doon jàkkaarloog yéen say su ne di yaakaar ne tey information yi leen jox neex na leen di leen jox dig daje beneen numéro ci seen biir émission 100% People.